révolutionner média digital nga xam ni bëgg ak bañ lépp foofu la jëm donc li koy xayma ci téléspectateurs yi ak ñi leen di seetaan ci yeneen réseaux sociaux yi YouTube comme Facebook day wane ni nit ñi bàyyi nañu xel bu baax ci média bi donc ngeen ubbi ci bunt bu am solo ñu ngi leen ci encouragé bu baax. Je suis à votre disposition Diab. merci beaucoup grand Mansour actualité oblige ñu dooree rek ak l'affaire de Ndingler mu nekk cultivateurs yi nga xam ne dañoo am problème yi suuf ak kii nga xam ne mooy le PDG de la Sedima de Baba Ngom si affaire yi suuf ban lecture nga am si problème bi nga xam ne dox na si diggante kii di Babacar Ngom ak cultivateurs yi. mooy toujours bu ñu bëggee li may jàngat foofu bu ñu bëggee dagg bopp ki néew doole. faaw ñu indi jaxasoo. parce que déjà ci ñi nga xam ni ñu ngi jéem a seetal peut-être Baba Ngom. wala ñu jàppale ñenn ñu mel ni ñoom te am alal. te seen yërmaane néew lool ci ñi amul alal. toujours dañuy wax ni dañu juum. donc li mu jéewaat comme information parce que maa ngi koy topp. mooy li fa Baba Ngom am ci suuf bi muy jël. dafa jëlaale loo xam dafa laal ci suufu Ndingler mu doon li baykat yooyu moom donc loolu doon loo xam ne lay bu woyof la parce que ñoom ñoo fi indi acte 3 wu décentralisation ñoom xamoon nañu ni territorial bi diggante communes yi xamante wuñu d'ailleurs taxawal nañu benn commission boo xam ni moom mooy topp commune bu nekk xam fan la yam mais loolu arrangé gu leen pourtant ay élection am na ci diggante bi élection yi am gis nañu ni ñu doon voté ci benn centre de vote ñu jëlee leen foofu yóbbu leen ci beneen centre de vote am ñoo xam ne voté wuñu parce que fi seen bureau de vote nekkoon léegi bokkutul ci seen commune. donc jaxasoo googu xam nañu ko donc bu ñu waxee loolu ba ëgsi ci état bi Baba Ngom ñu jox ko suuf ca Ndingler muy suuf soo xam dafa ëpp nag pour benn nit. 300 hectares. ak lu mu mën a bay ak lu mu fa mën di def benn nit boo xam ni. dañu la jox 300 hectares loolu bu ñu la waxoon tey nombre de junni fekkonte woon dañuy làkk olof ñu ne la fukki junni mètre mooy benn hectare fukki junni mètre nga tas ko ba mu nekk ñetti téeméer ak nangam mais loolu daanaka Dakar la ak Mbuur ñu ni benn nit képp lañ ko jox kenn kooku parce que nee nañu am na yoon bu jaar bu baax ci wàllu njàmbaarteem kan moo jàmbaaru Sénégal mais tey bu ñuy seet ay jàmbaar frère Baba Ngom Maysa Ngom kan moo gën a nekk jàmbaar moom Chica Communication moom Money Express moom ay centre d'appel yu bëri wax ma ban opérateur économique moo ko gën a nekk jàmbaar moo ko gën a nekk tête moo ko dàq liggéey Maysa Ngom na nga ko dégg ci benn coow Baba Ngom kenn dégg ko woon ci benn coow mais dañ ko mësoon apprécier mais dama ni KFC bi mu bëgg a proposer Sénégalais yi du lekk bu luxe déjà KFC du lekk luxe lu lekk bu jàkk xamuñu lu ñu gëmoon ci KFC gis nga ki ubbi KFC Arabie Saoudite ñu koy wax Albik xam nga lan la def ni bépp KFC bu ma jaay dinaa ci génne 2 rials muy 300 francs ma jox ko population bu Palestine. Baba Ngom na ni man li ma doon séntu ci moom mu ni bépp KFC bu ma jaay génne naa ci fukki dërëm wala 25 francs def ko ci monde rural bi foofu lañ ko doon xaar mais pas mu ñëw ci monde rural bi ak ndóol gi fa nekk ñu ni dañuy tabax ay KFC fii ak 2003 daañu am xaw ma 20 points 30 points KFC du luxe. xanaa ñun ndóol yi lay KFC du luxe ci ñun mais ñuy tukki xam nañu KFC du luxe. alors Baba Ngom nañ ko nawoon ci yoon bi mu jaar ba taxawal Sedima ak yoon bi mu jaar doon créer ay petites et moyennes entreprises de façon indirecte muy man muy sama maram ñun ñëpp jaar nañu ci aviculture da ngay jënd 100 cuuc wala 200 cuuc yàq ko dàq ci benn bénéfice bu 20 000 wala bu 25 000 francs mais maintenant Baba Ngom mooy jël ay nenam mooy toj ay nenam mooy yàq ay cuucam. mooy defar ay pulaayam moo defar ay ginaar teralam bu koritee yow boo amee say ginaar tam xarit muy ñëw mënul concurrencer ak Baba Ngom parce que am na xaalis bu mu fayee publicité ci toutes les radios ak toutes les télés ba nga xam ni man simple bii def aviculture bu ndaw aw ma fu ma defee publicité du ma mën a écouler samay ginaar donc mu ñëw accaparer lépp li mu jaadu woon mooy presse bi surtout ñun nag ñun journalistes yi ñun animateurs yi ñun ñuy wax ci micro yi ñun ñoo gën a nekk ay complices ak Baba ci doxalin bu injustice boobu. surtout on a senti benn mutisme de la presse classique aussi dans cette affaire. mais du ñu wax parce que ñun ñëpp dañuy sàmm kóllëre ak yenn homme d'affaires yi parce que ku mëq du muñ gis nga ku ëmbal wala fi nee na ku la ëmbal sa sànqal nga ëmbal ko kersaam
loolu mooy expression bi journaliste nañu bëgg dañ koy jaxase mi loolu mooy wolof bi ku la ëmbal sa sànqal nga ëmbal ko kersam ñoom ñoo xam ne tax waxuñu mais man ak képp ku am vision bi ma am wala nga xam monde rural da ngay continuer di ko dénoncer dama ni Baba Ngom li ci gën a metti bi mu jëlee suuf soosu xamu nu mu ko mën di amee légal na wala légalul sama yoon nekku ci dama ni li xel mënul nangu mooy kenn ko am ñetti téeméeri hectare ak nangam benn bi ci des xam nga nu mu def dañu gas ay xunti yóbbu fa ay pokolin ay machine gas yoon boo xam ne nag du fa jaar fas du fa jaar nit du fa jaar benn ñaari bi beneen danger bi muy indi mooy kàmb yooyu bu nee jotee mais ay lakk lay nekk mais ay lakk lay nekk yoo xam ne xale yu béykat yi xale yu sàmmkat dañu fay dee mais seen yoon teniruñu compte ci yooyu yëpp bi ci des mooy pourquoi à chaque fois benn milliardaire di xëccoo ay béykat suuf ñu demander intervention gendarmerie ñëw ñu jàpp xale yu dóor ci ñenn ñi yóbbu leen kaso tu verras des jeunes yoo xam ne du ñu bay. d'accord mais Grand Mansour dama bëgg ñu taxaw ci affaire Babacar Ngom parce que 300 hectares 75 hectares moom la baykat yi di réclamer pour 40 familles. Bien vrai que neneen kii di Babacar Ngom am na ay këyit yoo xam ne dafa légal président de la République moo ko signé le décret mais est-ce que dans cette affaire dilemme bi buy posé est-ce que nekkul dilemme entre légalité et le moral aussi. Parce que bu ñu xoolee aussi il y a 40 familles yoo xam ne am nañ problème pour lekk parce que on parle de cultivateur te ku wax baykat xam ne bu bayul du dund. xam nga président moo ko signé le décret. mu légal. Président de la République xam na coono. xam na coono parce que sénégalais la xam na lu xel nangu parce que sénégalais la gis nga képp ku jaar ci yoon bu normal. demander am projet moo xam projet immobilier wala nga am projet agriculture nga aw ko fi nga ko war a jaar am na commission bu koy saytu mu dugg ci loxoy impôt et domaine ñu jàngat ko ba xool xam ñaata nga soxla ci surface bu ñu xool impact environnemental bi bu ñu noppee loolu lépp day dugg ci loxo ministère de l'environnement bu ñu noppee mu dem présidence de la République léegi mboolem commission yi nekk ci suuf muy impôt am na beneen commission avant may egg impôt dama fàtte lu mu tuddati bu ñu xoolee ba xam ne lépp légal na président am na yoo xam ne du ko yëg parce que ñi koy jottali kayit yi duñ ko wax dëgg mais président mënul cautionner Baba Ngom dem ci àll ba pour 200 hectares mu sacrifier ay baykat bu la ko yoon mayee moral du la ko may. surtout boo fekkee parce que sax dañ naan bu la ko yoon mayee gis nga bu fekkoonte woon lépp yoon la à 100%. Baba Ngom dañoo proposé béykat yi xaalis te benn pas moo wax vidéo ñëpp di ko dégg muy dañoo ñëw pour ger ko jox ko 2 millions. mu ni ko am nañ ñu dëkk Colobane ñu gën a yeyoo nga sarax leen kon ger dugg na ci. mais boo wóolu sa ay papier ba leer nañ ñi doo dugal ger ci li ngay xëccoo dañu waxante dëgg pourquoi ger dugg ci loolu moo gën a dangereux bi ci des mooy nañu bàyyi di demander ay projets yoo xamante ni bii yow xam nga ni da nga nekk milliardaire. moo tax nga koy demander mais avant mënoo ko woon Baba Ngom du coow bi dong la njëkk am Ndingler demal ci tollu Baba Ngom bi nekk Kibich benn dëkk bu tudd Kibich li mu fay produire ci soble loolu doy na sëkk ci koo xam da ngaa bëgg a liggéey dong gis nga nag boo jëlee li ëpp tuuti moo lay dese ku dund plus de 60 ans bëgg sacrifier toute une génération ci benn localité même nguur ba la ci jàppalee nguur ga nekkul ci dëgg dañu waxante dëgg Baba Ngom il a 60 ans wala mu jege ko ok boo xoolee espace bi muy bay Kibich doy na sëkk ci ku bëgg a liggéey sans compter yeneen entreprise yi KFC et cetera yooyu suñu yoon nekku ci business am suñu yoon nekku ci mais ñun business bi ñu wax mooy kaw gi ku leen yërëmatul sarax leen nga bàyyi leen ak li ñu am gis nga tool yi baykat yi moomoon benn légalu ci d'accord loolu la ñuy faral di wax ni tool saa bu ko état soxlaa daf koy jël. mais si tool yooyu benn légal ci sax. ci laa doon ñëw loolu amul. loolu amul parce que droit de la hache dafa am. loolu amul parce que tool boo ci gis ki koy bay maamam moo ko gàccoon. surtout droit de la hache dafa am. ay jaana fa nekkoon ak ay gaynde ak ay bukki sa maam ñoo gàjj ko léegi bi ko maam yi paa yooyu di gàjj ana suñu ay maam ñun. ma ni maam yi ñuy xëccoo toolu jàmbur yi bi ñuy gàjji tool yooyu ñoom ana seen i maam booba nga ñëw fekk nit ki mu doon tool ci maamam après mu dee doom doon ko ci moom ñuy liggéey. mais boo ñëwee da nga leen bëgg dimbali jox leen pour ñu avancer nga defal leen béréb liggéeykaay ñuy liggéey mais def fa investissement. xam nga ñun dañu fekkee ñun ñu judd ay côté 60 wuti 4 ay 79 wuti 80. dañu fekkee jamonoy Caritas dañu doon ñëw occuper benn 50 hectares ci benn localité indi fa ndox indi fa lépp dagg ko ay tool
ni bépp jeune boo xam bëgg ngaa liggéey nga wax la nga bëgg liggéey nga wax ni man bëgg naa bay xaal wala xaalu malon jamono jooju la xewoon Sénégal wala bëgg naa bay jaxute wala bëgg naa bay kaani ñu ne la ok léegi ci biir hectare yi dañ koy dagg ay tool yi 100 mètres yow boo ñëwee bu fekkee am nga doole nga ni man jël naa 5 tool muy 500 mètres ñu jox la ko ñu indi benn mband ndox benn tiwo am benn mbalk bu ngand muy xel ci sa tool boo bayee ba noppi xam nga Caritas dañ la lay laaj li ñu la investi woon maanaam jiw bi temps la woon dañ lay defal sax facture jiw bi nangam la woon intrant bi nangam la woon bu ñu ko jaayee bu ñu ko écoulé maintenant nangam lay doon kon yaa ñu ameel nangam boo jaayee loolu nga ñuy fay te bu ñu eggee ci commercialisation bi Caritas day ñëwaat en même temps ñu trier ko triage boobu noonu lu ci baax lu ñu mën a exporter ñu exporter ko lu ñu ci mënta exporter ñu jaay ko ci marché local bi Baba moom lu tax mu def loolu lu tax mënul def loolu en tant que Babacar musulman bu waa Caritas mënee def loolu ci Ndingler pourquoi moom mun ko non non day ñëw nangu suuf si yëpp imaginez ce qui s'est passé à Morolan man tey seen maire Morolan daf ma porter plainte maa ngi baagante moom tribunal jigéen ko wàcc j'assume tous mes propos du ma ci reculer benn yotaa dama ne dañoo ñëw ci àll bi dagg fa lu ëpp 50 hectares jox ko ay indien ay multinationales ñu ni léegi yéen ñi moom tool yi kenn ku nekk benn hectare bu nekk da nga koy louer indien bi 35 ans hectare bu nekk muy coûter 500 000 francs imagine benn hectare suuf 500 000 francs location pendant 35 ans loolu ni mën na ko xalaat. loolu kon ça veut dire que dina dem ba baykat yi ñoom dootuñu amatuñu suuf parce que ku bay sa tool 35 ans ñàkk nga ko benn bi ci gën a doy waar am ñu opposé wu ni ñun duñu jaay parce que indien bi li mu fiy def ñun am nañ ko suñuy tool déjà. parce que ñu ngi doon bay ay jaxute ay nangam def fa ay limon def fa ay garab yu mag yoo xam ni. ay garabu pen la yoo xam bu fa AGEROUTE awale woon tali tey bu la fayee nga tabax étage maire bi ni non multinationaux yi ñëw doon ay indien dañuy wërale seen tool yépp yéen dootoo leen am foo leen jaar benn paa xëy ca toolam dem di toppatoo ay limon ouvrier sénégalais yi indien yi jël ni paa bi doo dugg ci tool bi paa bi opposé wu ouvrier jàpp paa bi yeew ko photo du matin au soir suba ba ngoon ay doomu paa bi ñëw fekk ñu yeew seen papa ñu ñëw di xeex ak ouvrier yi maire woote gendarmerie yi ñëw opposé wu xeex ak waa dëkk ba jàpp doomu paa doom bi ñu yeewoon bàyyam mu ñëw riposter ñu jàpp doom ji dugg ko kaso léegi